للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين المخلصين ومن اهتدى واسترشد برشدهم إلى يوم الدين mbokki jullit yi gannaaw bu nu sàbbale sunu borom subhanahu wa taala julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi yëkkati nag sunu kàddu nag nin ko baaxoo ca kaw ci lu amul benn complexe nag di sant Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di leen xamal ne conférence bi ñuy bëgg a def ci njiitul fadilatul imam Ahmed Dame Ndiaye mii toog ñu bari ràññee nañ ci kanam yu bari léegi mu mat ñaar fukki at ñu ko daan def ci ëttub Serigne Abdou Mbacké sama magi bopp ji ba yàlla def ko ci coobareem muy xalifa Baye Cheikh Khady fii ci Daaru Musti mu egg ci nag am dimension boo xam ne nag dañoo bëgg a gën a yaatal lool moo tax ma jox ndigal ci lum sant bañ sëñ Mbacké Sylla sama rakk ji sëñ Ahmed Lamine Darame ak équipe bi yëpp ñu seet gone yu koy modéré ñuy seet thème yu ñu yaatal yàlla dogal nag ren ñu yem ci thème boo xam ne nii thème bu yaatu la mooy nag bala ma sori bal leen ma mbooloo mi ma nuyu ni may nuyoo Serigne Abdou Mbacké am na loo xam ne mënatuma ko wax suñ diggante ndax mëtatuma ci moom sere waaye danaa ko ñaanal nag yàlla mu téyal ko boppam yàlla kum téyal say tànk mooy li ñuy wax dana la jàppale wa yuthabbitu aqdamakum yal na la yàlla jàppale Serigne Abdou li Baye Cheikh bàyyi yal na gën a yokk te yàlla barkeel gannaaw ci loolu lay nuyoo doomam di jarbaatam di rakkom di xaritam mooy Serigne Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma moo mu toog ci wetam ni ma ko waxee léegi RFI wax dëgg yàlla këram la tëj pour ñëw jëmmal jataay bi te c'est pas la première fois sëñ Abdou jërëjëf xam nañ sa teewaay bi valeur ajoutée bi muy yokk ci jataay bi yal na leen la fay li mu ma kenn nag dafa am ay benn rek yu may jiital ñun nuyuwaaleel ma ñi ci des Cheikh Omar bu Thierno Bachirou Tall bu Thierno Mountaga li Serigne Abdou doon dox diggante Baye Cheikh Khady ak Thierno Bachir yaa ngi koy jotal yal na yàlla jàppale leen te yal na ko yàlla nangu mbokk yi ñu baal ma yemale foofu nuyoo bi introduire thème bi ren dañoo bëgg a waxtaan ci nit ki ni mu mën a doone ab sénégalais di exprimer li mu gëm ci diine ak ci àdduna ay conviction politique am ak ni muy pratiquer diineem comme traité wu ma ko damay bàyyi maa ngi wax Yoro ba léegi ne ko Yoro faw nga wax dañu bëgg ay visage yu bees te c'est un grand débatteur ñu ngi lay xaar Ahmed Dame maa ngi ko koy fàttali. li nga xam ne moom lay tënkee loolu pour jox leen ko Ahmed Dame ñoom tàmbalee ko
mooy nit dafay am lu mu gëm. Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum dafa waxoon ne mu jël position ñu ne ko lu tax mu ne góor day egg foo xam ne ni du sañ a neutre. lépp loo mën a gëm danga war a am courage yu wax ko ak abnégation. loolu moo feeñ ci constitution Médine aussi ñun ñëpp jàng nañ ko siira constitution Médine yonent bi la wax lan mooy nation. yowoot sàngam bu ñu àndee julli yi nation lañ yowoot sàngam nañu jël seen bopp en charge nañ financer seeni projet waaye nañ ànd aar dëkk bi lépp loo xam ne ñoo ko bokk aar dëkk bi nañ ko bokk. constitution bi ñu bëri jàng nañ ko te mi ngi fépp donc nañ ci dellu si parce que amoo temps dellu si ci waaye damay wax rek constitution bi Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass mi ko déggoon keroog ba mu daje ko Gorbatchev Cheikhul Islam bu doy waar ak góor googu il n'est pas ordinaire moom ak Sëñ Abdoulaye du ñu ay ordinaire il faut faire très attention keroog ba mu daje Gorbatchev di ko wax ne ko am naa xalaat ci ñi réew mi doxe daf ko ne xanaa doo nitu diine mu ne ko ankay mu ne ko luy soo yoon ci ni réew doxe mu ne ko non damaa def ne réew mi marché la boo xam ne kenn ku ne lam bay ñor la koy sañ na ko fi indi jaay ko fi léegi li am solo mooy ñu bàyyi ñëpp ñu agsi ci marché bi rek kenn ku ne bu ñëwee li mu soxla lay jënd ma jàpp ne marché boobu nag ñun ñëpp war a ànd ci tabax ko ba kenn du fa sàcc duñ tawte duñu naan tëdd bi loolu rek la mu ne ko yow tu es un communiste mu ne ko yow communiste boobu de kon loolu mooy l'islam yonent Yàlla Muhammad kon joxe na ci ay misaal yu bari joxe na misaal ba tey ci maandute ak justice loolu yëpp joxe na ci ay misaal damay dem directement ndax léegi tey gaa ngi xool seen montre même bu ñu nee ma lu la neex waxal jam léeg-léeg ñu ne oustaz bi daa bëri wax trop man jàngalekat laa bugguma ko mën a noppil dama bëgg bala nga mën a noppil ma bàyyi beneen wàll bi mooy engagement politique foofu nag a garaaw engagement politique man ni ma ko comprendre lu simple la jarul dem ci académie yi jarul dem ci universitaire yi professeur université yi nag defe nañ ñoom doo nga war a wax ci àdduna bi ah nga baal ma jaaj waaye am na loo xam ne ñëpp mën nañ ko xam ñu kenn yàpp mbokkum Njaayeen mi professeur Lamine Ndiaye engagement politique man pour man du dara lu yëg-yëg bu nit ki am ci ne dafa war a dugal loxoom ci ni réew mi doxe yëg-yëg boo xam ne dafa xam ne du réew mi nu mu doxee arrangé ko yëg-yëg bu mu am bu xam ne mën naa fexe ba soppi ni réew mi doxe moo xam day koy jox responsabilité wala day bokk ci ñi tànn kii nekk responsable loolu man pour man mooy engagement politique bu dee loolu mooy engagement politique nag kenn mënut a nekk jullit te amuloo engagement politique kenn mënu ko politique xëy na tur wi la njàq ba tax ku nekk seexlu ko mais politique du lu mën a ñàkk parce que politique bu dee lu simple rek te mooy ñun ñii mbooloo mi am na soxla yuñ mën a fajal suñu bopp kenn ku ne am na ay xeetu soxla yoo mën a faj sa bopp mais am na ay soxla yoo xam ne ñun ñëpp kenn mënu ko cee fajal sa bopp il faut ñu créer beneen groupe boo xam ne dañ leen di décharger ci seen soxlay bopp jël leen en charge ñoom ñu féete société bi fi mu mënta féete boppam su dee loolu mooy politique te mooy état jullit mënut a ñàkk politique li tax ma wax loolu da wax ne fu nekk lañ waroon a gëmee ne li ab jullit du politique ba mu des jullit ba mu des sénégalais fii ci Sénégal imam Malik mooy ngir mi ñu bëri ñu ko ëpp ñu ko topp imam Malik sénégalais yu bëri mooy seen ngir bërki dem bu dong matagul 30 ans la yeneen ngir yi commencé di fi dugg ñu tudde leen waa Sunna wala waa Ibaadu mais imam Malik ñu ëpp ci Sénégal mooy seen sëriñ imam Malik boobu dañ koo dóoroon a dóor ba mu lakk te li taxoon ñu dóor ko du julli du woor question politique position politique
moo tax ñu dóor ko. lan mooy position politique bi dawla abbasiya wala dawla umawiya du ngeen baal mu ngeen teewlootuma ci ñaan kan la ci tombeel la abbasiya dañ doon imposer élection yi dañ doon forcer nit ñi ci élection ñu woteel leen imam Malik ne képp ku ñu forcer nga wote ci ay élection wat bi dafa nul ñu ne ko foo ko teg mu ne parce que charia dafa wax ne ku fase sa jabar te tànnuloo ko ku ñu forcé nga fase sa jabar parce que ba dogut kon ku ñu forcé nga wote wat bi daal nul ñu ne na renoncé wu ci loolu mu bañ ci dóor ko ba mu làggi kooku il n'est pas policier c'est un grand policier et policier responsable aussi saaba yi dafa ñukk yanti bu mu faatu kenn nangu ko suul ba mu am ñaari fan ak lu teg loolu lu garaaw la loolu la tax saaba yi def ko lu ñor saaba yi la te loolu lu ñor diine lay doon parce que saaba yi lu ñorul diine du leen jox lu taxoon ñu def ko li taxoon ñu def ko mooy dafa amoon vide juridique am poste vacant mooy poste chef de l'État te chef de l'État moo war a décider ci ni ñuy waajal yonent bi te ñoom amuñ ko ijtihaad boobu comme yonent bi bindul texte bàyyi fi ne diw moo ma remplacé mais ay principe la fi bàyyi mooy principe bu shora ak intixaab ak ixtiyaar élection ak shora la fi bàyyi ñu dugg ci principe yooyu ba ñuy am président de la république mu Sidna Aboubacar ñu fal ko mu door a ñëw prêter serment doola waajal yonent Yàlla Muhammad dégg naa suñu mbokk journaliste yi wolofal naan mu waat président waat président du waat loolu tuddul waat giñ la tudd waat kuñ tuumaa la koy def waat kuñ tuumaa la koy def kuy jël responsabilité te ne danga ko sàmm da ngay giñ prêter serment du tekki waat giñ lay tekki giñ loolu ba entre parenthèse ngeen baal ma ne journaliste bu mu fi kenn kar ci biti bi di mën a am yow noo fi loolu la dugal ci suñu tool bi ñu fal Sidna Aboubacar mu jiit préparé yonent bi kon yonent bi la tax ñu bàyyi ko fi diir boobu yëpp li muy tekki moo di ne question politique lu am solo la loolu moo tax dugal sa loxo ci réew mi moo xam ñu fal la moo xam nga tànn ku ñu fal farata la ci ñëpp même bu fekkee fal leen ma l'islam sopp ko lu dul ci yenn conditions yi ndax bu fi sësee nit mën naa fal leen ma te mooy fa yonent Yàlla Yuusuf agoon nga xam ne falu doo nga fi sës mu tànn fa ma gën a mane ne nañ ko fa fal ij'aluni ala xazaa'inil ard lu jiitu loolu fal leen ma l'islam gënalu ko ndax yónni ma moom wolof nee na bu yàggul rek yàq yónni ma fal leen ma yàlla bu mu la jaral génne xaalis nag ah waaye yow xanaa yëf yi du nekk jaamu xeet yi doonu ma la ci dugal yow son bu kontaan nga ci nekk jaamu xeet yi xanaa jaamu xeet yi dafa am lu ci nekkaat leneen luñ waxul fal leen ma rek nga génne ay millions fal leen ma liggéeyal leen fal leen ma nekk seen jàmm nga génne ay millions y'a problème maa am na luy waxul loolu daganul loolu richwa la tudd ci loolu yant bi richwa la ko tudde te yant bi ne man xashana fa laysa minna wala arrashi wal murtashi ki ñu corrompe ak ki mu corrompe yëpp yàlla alak na leen te dana leen buggal kon ay élection kenn du ci joxe xaalis ay élection kenn du ci jël xaalis dafa xaraam ndax wote shahada la wote shahada la shahada nag dañoo araamal ku ko nëbb moo yàlla nga wax ci alquran sa naktubu shahadatuhum wala yusalun sa tuktab bàlen sa tuktabu shahadatuhum wa yusalun yàlla ne seen vote yëpp danaa ko enregistré te da ngeen ko réglé vote moom bu leen ci kenn nax da ngay wote rek wala ñu wote sa kaw neutralité amul ci société kenn mënu ci neutre
da ngay bokk ci ñi ko orienté rek wala ñu orienté ko fu la neexul moo tax ku wotewul rek wot ko te wote du dara lu dul ñaar ñuy wax ne mën nañoo yor réew mi ñaar ñu ma ne xam ne mën nañu réew mi yow nga xam ki ko gën a man te waxuloo ko nga xam ki gën a mën a yor réew mi te waxuloo ko loolu kat mushahada la tudd loolu dafa xaraam yàlla ne sa tuktabu shahadatuhum wa yusaloon sourate Zukhruf kon élection yi bu jublu seen wala tànn njiit jot moo xam ay député la ñuy tànn wala njiitu réew ñaar ñii war nañoo bàyyi seen bopp xel ki yara njëkk a bàyyi xelam boppam mooy ki bëgg ki jàpp ne li ñuy santaane mën na ko ki jàpp ne li ñuy santaane mën na ko na ko gëstu ba mu wóor ko ne liñ koy sant mën na ko ndax loolu ñu koy jox amaana la te yàlla nee na inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibala fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula responsabilité sociale te mooy am cër ci société bi mooy amaana bi yàllay wax amaana bi li muy tekki mooy taxawal ab société fexe ba jàmm am ci société bi ba ñëpp am jàmm loolu mooy amaana bi amaana boobu la jox malaaka yi moom la jox asamaan jox ko suuf jox ko doj yi mënuñ ko fa abay na du firi bañ nañ mënuñu ko lay firi parce que yàlla ku dul nit du jinne ñemewu ko bañal yàlla nit ak jinne rek ñoo am fitu bañal ko leneen lu bind lu nekk lam ko sant lay def kon bu ne fa abay na du firi ñu bañ mais mënuñu ko lay teg mënuñ ko parce que asamaan ak suuf ak doj mun te tabaxal société kon nit moo ko man wa xamala al insaanu mooy nit a ko man waaye nag kaana zaluman jahula nit nañ ko waxoon na ko defee defewu ko nañ ko waxoon na ko taxawee société bañ ko waxoon na ko taxawal taxawalu ko waaye jahul la xamul ne loolu du ko jik lañ ko santoon defu ko te xamul ne ñàkk ko def du ko jik loolu mooy zalum jahul kon képp kuy wut ndomba tànk ci société war ngaa jàpp ne responsabilité bu rëy ngay laaj te danga ko layoo sa kanamu boroom loolu bu ci kenn ndax kenn xanaa nga bañ a gëm dëkk loolu nag am na ñoo xam ne ci jullit yi gëmuñ dekki duñ ko wax kenn nag di ci sonn ko xuloo waaye ñoom xam nañ ne dekki amul moo tax du leen yàqal dara àllaaxira du leen yàqal dara kooku moom amul problème waaye ñi gëm dekki war na ñoo xam ne la ñuy régler la ci jiitu mooy ndomba tànk bu ñu leen takkaloon te mérité wuñ wala ndomba tànk bu ñu leen takkaloon defe ne mérité nañ ko defe wuñ ko nañ ko waroon defee yonent bi ne ida duyatil amanatu fantazir saa yonent bi nee na wala ba ida usnidat ama ñaari riwaay am na bis bu ñu falee ku matul wala ñu fal nit ba pare te deful war a garam waajal addunaa ngi waaju tukki parce que adduna li koy tukkal mooy société bu doxul société yi kay bu ñu doxul bu yàgg adduna tukki nii li ñu tàmbali nii ci adduna bi ci adduna bu tukki dama la jëm parce que fenn doxul dara doxul fenn doxul dara doxul bu ñu kenn nax loolu nag ci adduna bu tukki lay yóbbu nit yonent bi ne ida duyaatil amaanatu fantazir saa buñ demee ba duñ fal ku mat njiit buñ demee ba njiit buñ fal mu détourné xaalis dévier waajal bu kenn waajul itam waajal yow boo xamee pàkk bu des yoof demal gas bàmmeel parce que mën naa am ñu àgg état boo xam ne kenn du am ku la suula gaawal dem fantazir saa loolu mooy kii laaj pal gi pal kenn du ko laaj te mérito woo ko moo tax Abu Dhar saabi bu mag boobu ku yàlla mayoon la ku baax la góor boobu ku bëri yërmande fu ne jaar na fa ak yonent bi pour mu fal ko gouverneur yonent bi ne ko yow mënuloo ko Abu Dhar dimbaleel sa bopp mënuloo ko bul togal bul créer sa bopp problème mënuloo ko mun na ko ab ba nga ko sonalee mun na ko Abu Dhar ndomba tànk yi soo insisté ci ñu takkal la ko buñ la ko takkalee seetaan la nga échec
soo toogee bañ xam ne yaa ko mérito ñu takkal la ko nag dañ la ciy jàppale te suñ la jàppalee nga réussir kon li gën dëgg mooy mérito jiit ba nit ñi xam ko ci yow tànn la saa ngay sonal nit ñi ci ñu takkal la ko bi mujj mooy yow miy fale wax naa ne amuloo droit fal koo xam ne heure bi nga koy fal xam nga ku ko gën ci réew mi amuloo droit fal député boo xam ne keroog bi nga koy fal xam nga député bu ko gën a mën a nekk assemblée nationale soo ko defee da ngaa wor soo ko defee da ngaa nëbbu seede parce que seede du dara lu dul ñaar ñuy wut benn mbir nga xam ki ko gën a man nga noppi ca wala nga fal ka ko mënul léegi nag ñun fi may jeexale foofu laay daanele fii ci Sénégal moom xaw ma fu politique baaxee waaye fii moom baaxewu fii baaxewu fi may leen ma daaneel léegi xam naa sonn ngeen ci déglu bi mais may na ma daaneel dama ne xaw ma fu politique baaxee ci àdduna Sénégal moom fu politique baax fi jërëjëf oustaz kon gis nañ ni wax naa ko léegi ni maam Cheikh Ibra moom yamul ci jàppale Carrefour ci xaalis mais campagne sax defal na ko ndax boobu ay enjeu ak intérêt yu taxawoon du ma am jotu développé loolu lépp waaye ngeen wan leen ni rek ñoom dañ ko daan def amoon nañ engagement boobu ñoo ngi fàttaliku fii 87 fekk na élection 88 jub si Serigne Abdou Lahad rajo bi la jël ni képp ku woteelul Abdou Diouf war nga Serigne Touba mais loolu sëñ bi garaaw na mais dafa garaaw wax jee garaaw maanaam ñun murit yi yaakaar Serigne Touba am nañu yaakaar ci moom ci yàlla mu ne ñu ku deful acte politique bi acte citoyen la ku ko deful war nga Serigne Touba ndax booba wax na li tax mu wax ko ak fi mu ko teg muy lu leer kon loola bu fekkee dañ ci laam-laamee ba tey jii c'est parce qu'on a rien compris parce qu'on a rien compris lu tel ni war Serigne Touba ak murit yi ni mu Serigne Touba toll ci ñoom mu ni bu ñu deful acte bi war nañ ko kon loolu yaakaar naa ni rëy na am na solo beneen bi ci des le conseil supérieur islamique sëriñ bi maa ngi bëggoon lii bu ma ci yegg si mu fekk ko fi sax sëñ Bassirou sëñ bi sant Tall ndax ñoom ay waajuram ak mbooleem kilifa yi nekk ci réew mi yëpp ñoo taxawaloon loolu bi Senghor yëkkatee code de la famille ndax ñun la concerné code de la famille loi yi fi nekk constitution bi ba ci yi ci suuf acte administratif yi ñuy posé sax ñun la concerné ndax seetlu naa ni président bu fi wàcc génn nga réew mi kon la nga doon teg ay acte du pour yow ak sa njaboot Senghor daa dem Abdou Diouf dem Abdoulaye Wade dem te keneen ñi fi nekk yaakaar nañ ni ku fi matal da ngay dem kon pour askan wi la alors ñoom bi ñu leen proposé code de la famille bi dañ cee def jàngat déjà le 3 janvier 1971 lañ daje kër sëñ Seydou Nourou Tall taxawal seen bureau jàngat yëf yi wane ni ñoom d'accorduñ ci code bii nii leen andi ndax relevé nañ ci 74 articles juróom-ñaar fukk ak ñeenti articles yu weddi alxuraan weddi sunna ni ñoom ànduñu ci waaye yemuñu ci di ko naqarlu ak di ko dénoncer parce que loolu dafa gàtt dafa tuuti def ay amendement waxtaan ak kilifa réew mi mu boole leen ak premier ministre kooko ni leen danaa ko ca dugal ci amendement yi fa la lox lépp doxe tab bi géej waaye ñoom ci seenu mbaax jàpp nañ ni loolu leen wax rek danga ko def 96 ñu relevé waat loolu créé SIRCOF sëñ Abdou Aziz Al Amin ñu jiital ko ca dem ci sëñ Saliou mu boole leen ak sëñ Mourtada Mbacké sëñ Mourtada créé commission ñu liggéey ci ba ñu tënk ko def ko proposition de loi tiré naa ko mi ngi nii ma yore waaye proposition de loi boobu xam naa honorable député na ngeen ñu jàppale ci loolu ndax fas yéene nañ ko yëngalaat ndax réew mi daa mel ni ay doxandéem lañ fi ñun ay doxandéem lañ fi waaye ba mu ko jëlee lan ñu njëkk a def mooy dañ koo sànniwaat ci tiroir yi bloqué ko ndax réew mi kilifa yi joxuñu leen fi cër amuñu ko fi loolu nag ça pose problème ba tax na kon engagement bi war ci képp kuy Sénégal am kayitu judd nga am carte d'identité mbaa passeport mbaa këyit wu mu mën a doon woo xam ni rek boole na la ci république bi am na taxawaay bu la war
ci réew mi ñu sàmm ko taxawu ko te fexe ba mu jëm kanam te surtout bu ñu demee bay wane ginnaaw malakal mawti taxaw ñu mën a am dalu xel ni ñoo ngi fi bàyyi suñu njaboot loo xam ne suñu xel dana ci dara loolu ñëpp la wax waaye sama yoon nekku ci wala boo xëy na am na koo xaritool ba tax na position yi nga war a jëloo ko it bis bu njaaxum amee ci réew mi ñun ñëpp kenn du ci mucc ñun Sénégal rek lañu am. gis nga maa ngi lire li procès verbal bi suñ ma mayee ma lire ko ci français ndax ginnaaw kàddu yi dana dem fu bari te yaakaar naa on a plus de 400 millions de locuteurs en français dans le monde loolu danañu mën a permettre ñu xam ni waxtaan wi li fi génne waxuñu ko ci wolof rek am na ci loo xam ni ñeneen danañ ko jariñu te loolu cible lu am solo la. ñoom dañu wax ni les notables et chefs religieux membres du Conseil supérieur islamique du Sénégal sous-signé réunis chez le doyen El Hadji Seydou Nourou Tall à Dakar le 3 janvier 71, considérant qu'à la suite des discussions relatives au projet de loi portant sur le code de la famille, le gouvernement a bien voulu les consulter. Considérant que cette consultation aurait sa pleine signification avant toute mise en forme du projet en question. Considérant les difficultés que constitue pour les lettrés en arabe la discussion d'un projet aussi volumineux écrit en français. Considérant que la loi divine est une loi immuable qui, en aucun cas, ne pourra être modifiée par le désir des hommes. Considérant que le Coran et la Sunna ont établi, une fois pour toutes, les lois qui régissent la vie des adeptes de l'islam dans ses différents aspects. Considérant que, pour toute question qui n'est pas explicitement tranchée à un droit islamique, sa solution doit nécessairement être recherchée et trouvée dans les principes généraux du Coran et de la Sunna. Considérant que les dispositions des articles du projet de code relevés dans les pages annexées sont en contradiction flagrante avec l'esprit du Coran et de la Sunna. 1. Rejette purement et simplement les articles en question, en fait les 74 articles, pour se conformer strictement aux prescriptions du droit islamique. 2. Sollicite qu'à l'avenir, les textes qui leur seront soumis pour avis soient accompagnés d'une traduction en arabe. 3. Souhaite que l'Assemblée nationale représentative du peuple soit utilement secondée par une chambre de réflexion au sein de laquelle devront siéger notables, chefs coutumiers, chefs religieux et juristes en matière de droit islamique pour étudier tous les projets ou propositions de loi faits à Dakar le 3 janvier 1971. dañoo wax ni am bi jeex na mel na ni ma daane mel na ni su ma ko doon tënk xam na ñoom seetlu nañ lu bari ci projet bi dafa safaanoo ak li ñu gëm ñun muy diine moom lay faral di wax ni ñun ay taalibe yonent bi lañ ci wax waaye ay noonam lañ ci jëf ci liñ constaté. alors ñoom dañoo wax ni d'accord nañ te sànni nañu ca àll ba projet bi nga xam ni moom lañ leen jébbal te jox leen ko ndax ñoom li ñuy tënk te tënk leen ko mooy yàlla te li mu wax ci li ñuy tënk. ñaareel bi nee nañ texte yu mel nii suñ leen koy joxati ci nit ñoo xam ni jànguñu français dañ leen koo war a gaaral ci làkk wi nga xam ni dégg nañ ko muy arab man damay wax ne sax nañ koy bind ci wolof. pourquoi ñoo ko bind ci arabe wala français pour lan nañ ko bind ci wolof yi nga xam ne koo ni dama ne mu ni dégg li nga wax. ñetteel bi nee na assemblée nationale mi nga xam ne moo fi nekkal askan wi war a doon seen i ndaw le député du peuple war a doon député parti nee na ñooñu pour seenu liggéey ñu mën koo doxal nañu wut beneen néeg boo xam ni kilifay aada yi kilifay diine yi borom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllu yoon ci charia nee na ñooñu ñu daje fa ba proposition de loi bu ñu indee ci
nga xam ne daa bàyyi ko ci ab député wala projet de loi bu dikkati bàyyi ko ci gouvernement bi nee na ñooñu man cee def seen avis ndax ñoom ñoo xam ni askan wi di dund lii ñoom sàkk woon nañ ko waaye lii ba tey dara jëm wuy ci réew mi kon moo lay wax ni suñu kilifa yi sax amuñu kàddu ci réew mi kon loolu war nañoo yee ci ñun war nañoo gën a am engagement politique ba suñu kilifa yi ñu teg leen place ba nga xam ne ñoom lañ yelloo ndax lu fi am ci réew mi ñoom ñoo ko xeex ñii ñu koy tuddee xeex ñu fi dara wasalaamaaleykum wa rahmatulah. sànni ci tuuti wax ci tuuti la di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziar di dolli ziar bépp kilifa aada bépp kilifa diine bu fi teew di kontaan trop jóge Dakar ñëw ba Darou Mouhty ziare si vraiment sunu njiit bu tedd sunu kilifa mu di sëñ Abdou bu Baye Khady moom vraiment moo ñu fi invité woon il y a déjà quelques années ba ñu fekk fii góor gi vraiment mu ñaanal ñu fii ci kër gi ñu fekkaat ko si ba ca tool ya vraiment jële fi jàngat jële fi ay leçons ba nga xam ne thème bi tey jaaxaluñu tey ñu ñëw fii pour wax affaire mbirum foi mbirum religion mbirum citoyenneté ak mbirum engagement politique képp ko xool ci ñaar ñi nga xam ne ñii ñoo waral bâche bi tey muy sëñ Bamba muy sëñ Baye Cheikh Khady xam nga ne ñetti ponk yooyu ñetti terme yooyu ñoom def nañ ko ba jeexal su fekkee ne diine la vraiment ñoom def nañ ko ba mu sotti su fekkee ne engagement la engagement parce que man ba ma demee ba fekk fa góor gi ca tool ya vraiment gis naa engagement bi bala ma fi jóge tamit visité woon Darou Mouhty lim fi def muy ci ay mosquée ak yooyu vraiment gis nañ beneen bi ci des muy citoyenneté bi tamit par rapport ak ñoom naka lañ doon doxalee mooy li nga am jëlal li ma am kaay ñu séddoo kaay bokk ci kaay jël donc vraiment ñoom jeexal nañu lépp lu ci mbirum dem am na lu ñu ci junj sànq nag démocratie bu nekk presque mën nañu wax ñetti pàcc la pouvoir bépp pouvoir fu mu mënti nekk ci monde bi day jéem a toog jéem a continuer loolu c'est la loi naturelle des choses opposition métier mooy sànni xeer métier mooy golo wàccal gaynde yëg métier mooy puusal ma toog donc ñaar ñooñu y aura toujours des problématiques mais dafa am beneen troisième pouvoir bu nga xam ne bi contre pouvoir lañ koy wax mooy yéen mooy société civile mooy le peuple sénégalais bi nga xam ne bii loolu la ñuy laaj tey ci biir conférence bi pour que ñoom it ñu am pas-pas ñoom it ñu am engagement parce que soo deful politique dinañ koy faral di wax politique def la ko wala defaral la wala defal la donc il faut que ñëpp bàyyi xel ci politique même soo amoon président bi gën ci président wu adduna bi doo ko bàyyi moom kenn muy def il faut que nga taxaw ci ginnaawam ba nga xam ne bu bëggoon a wuruj wala bu bëggoon a def naka su dul noonu nga xëcc ci mbubb bi nga xëcc ci mbagg bi même bu bëggee def lu baax même bu bëggee def am na yeneeni force li tubaab di naan ay force occulte parce que gis nañ ko alal baa ngi ñëw yeneen a ngi ñëw gis nañu aussi yenn jalgati diine yi nga xam ne ay menaces la donc ñun ñëpp Sénégal gi yëpp ñun ñoo war a di toog ñun ñoo war a di sottantee xalaat ñun ñooy war a di booloo di nekk benn leneen li ci des nag ñoom imam Dame ñoo ma ci ëpp xam-xam téeméer yoon wax nañ ko ba tàyyi xam naa ne waxu laïcité yi neexu leen mais tamit ñun jullit yi xam nga xaw nga ñu ci ŋaññi sànq dafa am taxawaay bu ñu war a taxawoo toogaay bu ñu war a toogaay en tout cas laxasaay bu ñu war a laxasaay moom mooy que ne ñun ñoo bokk diine bi ngay murit ngay tijaan ngay laayeen ngay leneen ak leneen suñu bëggul ñu atte ñu ci yeneen ni téere ci yeneen i demin mais ñun ban taxawaay la ñu def naka la ñuy àndee loolu yéen ñi ŋànk diine bi war ngeen ci jóg bu fekkee jógoon ngeen ci ngeen continuer di ci jóg parce que tant que loolu amul li mel ni terme laïcité qui est le moindre mal dafa waral sax di continuer parce que loolu moom mooy équilibre société parce que laïcité bi ñuy coow tamit soo demee ba Joal nga fekk fa sama mbokku séeréer sama jaamu séeréer ci benn kër menn geño menn meew kii tudd Jean kii tudd Ousmane kële Dibokor
kooku ma nga ci xërëm ya keneen ka ma nga ca christianisme keneen ka ma nga ci leneen léegi ñooñee nga ne bokkuñu ci Sénégal que ñun rek nañu taxawal suñu téere suñu diine loolu tamit neneen lay demee donc nañu bokkandoo ñun ñoo bokk Sénégal te li nga yéene sa morom keneen rek nga ne comme dafa tuuti bëriwul du fi tekki du bokk ci dëkk bi boo demee Côte d'Ivoire mais xërëmkat yi ak beneen i diine ñoo fa ëpp jullit ña donc ñoom it est-ce que dañu war a fayu par rapport ak nag suñu taxawaay donc vraiment man message yooyu laa bëggoon a kii leneen li ci des bépp politicien bu mu munti doon nga nekk ci pouvoir vraiment liñ lay ñaan moom mooy ngay wax dëgg bu wér péng nga def ay erreur mën nañ ko nangu mais nga wax naka sudul noonu bu mu wóor na ne naka sudul noonu vraiment yow moom peuple sénégalais daf la war a bàyyi aussi donc képp kuy wax na ngay wax di maandu yeneen i demin yeneen i comportement yi nga xam ne yi ay occidentaux am nañ ko te bokkuñu ci loolu fekkewuñu fañ koy defee xamuñu naka la demee nañu maandu parce que buñ ko xoolee ci sëñ Bamba xoolulu mbonu tubaab beeg yooyu moom li mu xool mooy diineem lu mu xool mooy ca yàlla lu mu xool moom mooy ci gën gi mbindeef donc ñu taxawal loolu continuer ci loolu ngeen baal ma wasalaam. rawatina contribution bi nga xam ne moom la suñu ba def di wax rek ne am na ay baat yu mu wax yoo xam ne man ni mu ko simple wul noonu comme ñoom li ñuy wax laïcité mooy dëkk boo xam ne ku bëgg a nekk jullit ku bëgg a nekk catholique nekk catholique loolu du laïcité mooy génnee loxol yàlla ci nit ñi dunde loolu lay tekki mooy dund gi daa compliqué ba dépassé yàlla ñu ne bàyyi yàlla bàyyi ñu réglé ko suñu bopp loolu mooy laïcité parce que loolu ko jur ay nitu diine yu doon dugal seen mbir ci dund Europe te fekk la ñuy wax du dëgg ba empêché développement scientifique yi nekkoon Europe la waa Europe xeex leen ba jële leen fa ne comme ñoom yàlla ji ñuy wax ne mooy seen yàlla li caaxaan yi lay wax kon nañ ko génne suñu dund loolu nag ñu defee ne fu ñu dem foofu lañ moom loolu mooy laïcité kon laïcité du na julli bu dundee ñu war a dundee laïcité li muy tekki mooy na yàlla génne loxoom ci suñ dund loolu mooy li wér bi ci des mooy laïcité mooy normal que léegi am na ay catholique yu nekk fii buñ dundee loolu wax naa ko ba tey aéroport boo déggee xam nga fii du catholique yi ñoo ragal ñu dund lislaam jullit yi ñoo ragal ñu dund lislaam sama jullit yi nag dañuy làqu ci kaw gannaaw catholique yi parce que catholique yi amul problème ci islam amul ci problème mën naa su ma nekkoon ma jàng léegi texte bi yonent bi defoon wafdu Najraan wax ko ne ko du ñu changé dara ña fa nekkoon ay labbe ñooy nekk labbe ña fa nekkoon ay sëriñ ñoo fay nekk sëriñ seen jàkka yi na meloon bàyyi leen ko noonu su ngeen bëggee sax ñu tabaal leen jàkka loolu amul problème ci l'islam catholique yi amuñu problème ci l'islam wax naa ko ba ne même yi ñuy jëfandikoo te l'islam mayewu ko suñu ko ñàkkee état bi devoir am la mu defal leen facilité ñu am ko moo xam ay mbaam lañ wala sàngara état bi la donc catholique yi amuñ problème ci état yi sax xam nga moo kan moo am problème ci état yi jullit bi bëgg a nekkee jullit ni mu ko neexee te ñu ne ko doo ko fi nekkee kooku am problème moo tax bu ñu nekkee bu l'islam ate fu catholique yi jëm li mu ci jublu mooy bu l'islam ate ñun fu ñu jëm loolu la ci jublu loolu la ci jublu loolu dafa war a leer parce que tam naxaate bi dafa yàgg da benn waay dafa ko aéroport booba alternance amagul ma ne ko bu PDS gagné PS fu waa PS yi jëm mu ne xujj di ma xool ma ne ko du ñoom fenn fii la ñuy toog système bi mooy changé mais kenn ku ne la nga nekkoon ngay nekk orientation ñooy sal effectivement bi alternance amee li Wade di bëgg soppi am na ñoo xam ne fa mu nekkoon fa la leen bàyyi parce que ñooñu c'est pour l'État ñooñu c'est pour la nation donc orientation ñooy changé kenn du changé bàyyi leen wax ji te bàyyi caaxaan yi su fekkee da ngeen a bëgg continuer di naan sàngara te l'islam du leen condamné loolu moom waaw jublu ma ci kenn bëgg rek alhamdulillahi alqail huwa ansha'akum min al ardi wastamarakum fiha mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu xanaa jël kàddu rek ngir ndokkeel sëñ Abdou mi nga xam ne ñëpp a ko ameel njukkal sant mbokk yi fi teew yëpp sant oustaz Dame ak mbokk yi ci liggéey dama wax ne kaw suuf si nuy dund yàlla nee na moo nu ko dénk nu war koo mottali la ca des
taxaw ci defar ko waaye taxaw ci defar ko waaye it jàpp loxo képp ku ko nar a yàq ñu jàpp sa loxo. ab jullit sañu ta bañ a defar ci kaw suuf waaye itam sañu ta seetaan kenn mu yàq ci kaw suuf moo tax moom ba mu juddoo rek nekk ab jullit la am responsabilité. defar googu ñu koy defar nag dafa laaj tànn ay njiit ci waxtu. jullit dundam gépp wut lu tax bu teexee tabbi aljanna mooy mission bi gën a rëy ci moom. yàlla wax ne ñett salaasatun laa yukallimuhum llahu yawma alqiyamati, yàlla ne am na ñett ñoo xam ne yàlla du wax ak ñoom yawma alqiyam, du leen xool, du leen sellal, wa lahum azabun alim, te ñi ngi ci mbugal. ñett ñooñu mu ne ki ci njëkk mooy rajulun baa hurran fa akala thamana, mooy ku jaay benn waay lekk njëgam. boo koy wax ci Sénégal dañuy defe ne yaa ngi wax ci traite négrière, ñi daan jaay jaam ñi. léegi kenn dootu jaay jaam, ñi ñuy jaay mooy ay citoyen, ay gor, ay citoyen, ay membre benn parti, ay taalube, ñooy ñépp léegi ñooy ñi ñuy jaay. ay dootu ay gor, dootu ku ñuy jàpp yeew loxoom di ko jaay. mooy koo xam ne dafa jaay benn waay. moo tax bu élection yi ñëwee da ngay gis kenn ku ne di wane ni mu toll pour suy waxaale ñu mën koo fay njëg ko jot. moo tax responsabilité bi yàlla lu nekk wax na ko. mu teg ca koo xam ne dafa am dëkkandoom am soxna mu mooy yàlla ak soxna sa mu ca la muslim. ñetteele ko boo xam ne moog bu njëkk daanaka benn lañ, waa joo xam ne baayaa imaaman aw raisan aw laa yubaayi'uhu illa li dunya. mooy koo xam ne dafa woteel buur boo xam ne wala président boo xam ne wala député boo xam ne gisul ci moom compétence, gisul ci moom njub, gisul ci moom ragal yàlla, lam yoree tax mu woteel. su ko joxee mu ànd ak moom, su ko joxul mu fàq, wala mu def niñ koy waxee transhumance. léegi dégg naa tax ñu tudde ko benn terme. waaw ngoor bi ci des mooy jël responsabilité. du gan ci réew mi. mbokk yi wax nañ ko ci sëriñ Abdou bokkam yi, Cerno Saïdou seen mbokk yi, waaye sëñ Aadi moo ci mujj. 28 février 1968 la bind lettre sëñ Fallou ne ko las naa ru'asa al jumhuriyyin dafa bind sëñ Fallou lettre ne ko duñ ay président de la république, bugguñu ko, liñ ama ko gën. waaye nag nii réew mi doxe su fekkee taxawuñ ci kanam njaboot gi wax ñi jiite ñu jub te jaar aw yoon, buñ dajeeg yàlla ci kanam yàlla danañ wax yàlla lu taxoon ñu am taxawaay. li ci des nag mooy sénégalais moom foo ko waxee rek mu ne yàlla baax na, yàlla danañu xettali, yàlla dana ci wax, yàlla bëgg na jullit ñi. waaye yàlla nag moom day buur boo xam ne dafa wax ne du ma defal kenn lu man. def leen li ngeen man ma defal leen li ngeen mënul, mooy li sëñ Baye Jaxate wax. mu ngi yedd Sénégal yi naan te yàlla kan mën na lu ne, waaye nag du tax mu def lu ne. ngir sàkk na dëkk fu ne sàkkal ko it yoon wa ca jëm. dëkk bu waay suubum ngërëm te taxawul dana ca dem. yàlla li lay di dogalam te kenn du soppi dogalam. aljanna nag ak topp ci jëm, sawara ak moyo ci jëm, ñaari barab yi boo ci jëm dalal suuf bu am ngërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. asalaamaaleykum wa rahmatulah. je crois que comme ni ko tubaab waxee dafa ni le temps nous est compté. bu ko defee kon dafay jaar ñu bàyyi xel ci temps bi. nuyoo yi ñu bëggoon def yëpp dañ koy teg ci loxo sëñ Abdou mu jox ko ñëpp rek. voilà léegi dafa am Baye Cheikh Khady dama doon dégg ñu di ko wax mais musuñu toog musuma jàkkaarloog moom. mais daanaa dégg nit ñi wax ak moom te it milieu boo judd bu ne aussi ña ca ne am ca njariñ da nga leen xam mais loolu dëpp ajuwul ci ni da ngay bokk ak ñoom jotaay wala nga xam ne dëgg-dëgg mais témoignage yooyu dafay doy mais li gën a tax ma xam ni
ma xam ne ku amul moroom la sëñ Abdou Mbacké bokk na ci sëñ Abdou bokk na ci ñi tax ma gëm ni waajuram Baye Cheikh Abdou nitu dimension la woon ci dimension yi kaw yel nekkoon. Pourquoi lu simple laa koy expliquer sëñ Abdou dafa réussir li xamante ni moom moo war a tax sax moom moo tax ñu naan citoyenneté. C'est quoi mooy lan puisque léegi-léeg nit ñi dañuy compliquer lu compliqué wu puisque dañoo bëgg trop di dugg ci téere yi jàppi téere yi àjjana téere yi du àjjana espace su xam-xam la espace boo xamante ni ku ci ne sa xel ngay wax wala sa xel mu rafet moomu nag mën na rafet ci yow waaye ñaaw ci dégg-déggu keneen lenn rek lañ fi nekk képp koy wax di nit muy ci soobu ci wàllu xam-xam li ñuy tudde production du produit du sens jeex na da ngay wax loo xam ne rek am na sens mais loolu am sens ci yow wala mbooloo mi nga àndal wala ñi la gëm wala ñi la bëgg mën naa bañ a am sens ci ñeneen loolu la ñu war a xam ba tax na kon moom li may wax citoyenneté pour nit ñi mën ko dégg ci dégg bu yomb ni citoyen la mooy dafa réussir loo xamante ni nee naa dinaa ko waxaat loo tax ma teg ma xam waajuram kan la woon mooy lan sëñ Abdou réussir na lenn mooy réussir na boole ñëpp mooy boole na ñi xam ni dañuy seen xam-xam dafa jëm ci wàllu arabe ñu leen di tuddee ustaas yi arabisants yi waaye fexe na réussir na aussi ba ci biir kër këttam mu dugal ci aussi ñi ñuy tuddee homme politique xam ni ñoo ñuy gouverner waaye fexe na aussi ba dugal ci pencam ñi ñuy tuddee ay intellectuel muy universitaire mbaa keneen ku mu mënti doon loolu nag mooy citoyenneté puisque sensu citoyenneté mooy ki xam ni am na wàll ci cité bi waaye mooy ki xam ni aussi dafa war a amal njariñ cité bi danaa expliquer ñaar pour ci gàttal loo xam ne daf ñu permettre mbir mi gën a leer puisque dañuy dugg ci définition te li gën a jafe mooy définir nit ñi nag parfois bu ñuy définir daf ci am ñoo xam ni seen définition ma ngay jëm ci étymologie maanaam mot bi nañ ko ca njalbeen nañ ko doon tuddee alors que mot yi li leen di créer contexte mooy jox sens mooy amul benn définition boo xamante ni am na sens am na njariñ mbaa manees na koo dégg bu fekkente ni indiwuñ ko ci contexte bi kon dañoo war a jàpp ni li ñuy définir souvent fan lay amee sens wax naa contexte bi dañuy indi contexte bi mais boo indee contexte aussi dafay jaadu ci nga convoquer histoire boo leen boolee ci ngay xam ni amul lenn lu nit di wax loo xamante ni mënul am glissement de sens wala évolué wul dans son sens n'évolue pas dans le temps moo tax ci loolu laay ñëw pour mu leer gis nga wax nañ fa laïcité dinaa ci ñëw puisque c'est des choses qui nous interpellent laïcité problème communication la ak définition moo tax kenn dégg ko mot bi terme bi sens ba mu doon signifier ca njalbeen mënatu ko signifier loolu dem na ci ba li ñuy tuddee démocratie mais dem na aussi ba li ñuy tuddi citoyenneté mën nañ cee ñëw bu ñu neexee li xam ne nag dafa jëm ci wàllu diine du ma ci wax kooku dama koy bàyyi ak yéen mais am naa droit li xam ni sama xam-xam jëm na ca même aw ma mën a ful ko kii nag mais mën naa ci wax dara mooy citoyenneté mais mooy engagement te ñett la woon da ngeen di citoyenneté engagement ak religion benn bi génn naa ko bàyyi koog ñi xam ni ñoo ma ci gën a spécialisé bi ci des nag am naa ci tuuti xam-xam li ma ci xam dana jaadu aussi li ma ci xam ak ni ma ko gisee ma wax ko mais muy gis-gis boo xamante ni du benn gis-gis rek ku ne mën nga cee am gis-gis bu la neex te loolu dëgg-dëgg mooy démocratie mais citoyenneté aussi mooy bàyyi nit ñi ci seen liberté amul benn citoyenneté bu ñu mën a teg dëgëral ko fekk tënkuwul ci liberté c'est d'autant plus vrai que ñaari citoyenneté moo am wala ñaari citoyen moo am citoyen boo xam ne dafa actif ak citoyen boo xam ne moom dafa passif citoyen bi actif mooy kan mooy ki xam ni dafa jël boppam yoole ko réewam c'est-à-dire may ko réewam sacrifier boppam pour réewam li xamante ni nit ñi defatuñ ko loolu sax moo indi tey aujourd'hui mais mot bi am na beneen signification bu mu jël léegi mooy lan bu ñu nee citoyen sax dañuy dem ba jàppee ko ñu xam ni ñu ñàkk fayda ñoo xamante ni amuñu benn pouvoir amuñu benn njariñ ci réew mi mooy glissement sémantique yi xamante ni dafay am ba parfois di réeral nit ñi ma dellu si ci laïcité problème mu laïcité encore une fois problème mu définition la am dañ ko andi ñi ko njëkk a définir dañ ko définir woon noo xamante ni
ñëpp ànduñu si woon xamoon nañu objectif yi jarul ñuy dellu ci objectif yi mais nekkatuñ ci loolu dañoo nekk ci beneen époque boo xamante ni sens bi forcément dafay changer te buñ ko intégré wul ñun ci suñu bopp ñooy am problème toujours ak moo bi alors que mooy amuñu problème nit ñi leen di définir ñoom ñoo am véritablement problème ñoo am problème laïcité en moo tax dama ci waxtaan ak maam Thierno Cissé bokk fii di linguiste université ñu ciy waxtaan man ko problème définition la nit ñi foo tuddee laïcité rek nit ñi féete soow alors qu'en réalité puisqu'ils sont restés dans le sens étymologique bi mu njëkkoon a am xam nañu objectif ñi xam ni ñoo ko créé seen objectif xamoon nañ ko objectif boobu ñëpp ànduñu ci léegi moo bi am na benn signification boo xam ni buñ ko intégré wul dañ ay xuloo xeex la ay nitu diine danañu xuloo xeex waaye ñu bokkul diine danañu xuloo xeex ñu ni kon duñ koy définir rek mooy dañuy jàpp ni daal mooy ndey ji seex rek ndey ji seex mooy en réalité laïcité buñ ko déggee noonu ku ne da nga am place di borom diine bi da ki ne ci lislaam kenn du ko tere lislaam ki ne ci beneen diine kenn du ko tere ku nekkul ci beneen diine ñu bàyyi ko pratique am l'essentiel mooy ñu fexe ba yow li xamante ni moom nga sa droit ñu jox la ko nga am ko nga dundal ko wasalaam. wax ci moom du gudd bi ñëwee ñëpp sant yàlla parce que soogoon na ko daaw ñu nekk ci ren taaw la léegi li tax ñu daje fa si waxtaane day ñetti baat mooy citoyenneté religion ak engagement politique al muwaatana wa tadayyun wal mawqif siyaasi loolu ci ñi jàng beneen langue dañ koy définition waaye nit ki fi mu gànnee àdduna fekk fi ndee mu ngay sa àdduna ak baayam yàlla la soob ndax yàlla moo na ngeen jaamu yàlla teg seen way jur ci mi ngi tàmbalee ci jaamu yàlla bañ ko boole leneen te la sa ndey ak sa baay loolu fa la tàmbalee mooy citoyen ci dëkk bi beneen bi mooy diine ji nga xam ne mooy l'islam bis bi ñu dajalee dafa am nit bu am sëriñam ni ko Aboubacar waxee mooy nit la taxaw li fekkoon ni ciy dox mu ne ànduma ci loolu ñu ni ko doog fi waxee teg ko loxo yóbbu ko moom ko bàyyi loolu la mu jotoon yàlla ak la mu jàngale mooy waral bis bi kon jàng wu ne nii ci diggante boobu beneen bi mooy nit ki xalifa yàlla la ci kaw suuf ñu ne problème bi ñu am au Sénégal mooy am nañu ay dirigeants yoo xam dañu am d'autres nationalités ku yor poste ministériel wala poste position da ngay dem fëgg américain wala français wala jël nationalité kon léegi da nga renier sa bos loolu li muy tàgg mooy maa ngi fii ndax damay wax ni dafa mel ne suñuy batti ndey yi mooy ween yi nga xam ne dama ko nàmp sama waajur bu jigéen mais ma cay génn te bu ma ko nàmpul dee la ca bokk la cay génne bëggum réew bokk ji ab Sénégal bëggul réew mi boppam la bëgg rawatina ku jàng leneen li ko waral wax nañ ko sànq képp ku ñu jiiteel su génne réew mi su toggatu fi mu toog génn réew mi lam dem feneen kon dama bëgg a wax ñi nekk ci réew mi tey ak ñi fi nekkoon ak ñi ko bëgg a nekk nañu xam ne yàlla moo fi indi nit dana taseeg yàlla mu laaj ko lam fa ma la tegoon ak la ma la joxoon noo ko defee kon mbir mi lii la quant à li war a xew nag kenn ko ne nga war a jël position mais position mënut a nekk ndax dañuy wax téeméer bu nekk 95% ñuy musulman mënoo ko nekk te Muhammadu Rasulullah gëmuloo loolu Muhammadu Rasulullah Muhammadu dafa indi risaala mooy téere bi mujj bu ñu nekk 15% yam ak lu matul 10% mooy ñàkk a dégg dina ji nekk moo ko waral ñi sëñ Tuubaa doon xeexal ni ko jàpp ñooñu tey jii seen xalaat la ñuy joxale ñun seen gis-gisu àdduna mi ngi mel ne ko Rasulullah lañ ne ko yàlla joxoñ ko loolu xel ma matul sëñ jàmbal ko taxaw di xeex loolu taxawul yi rek mooy wax ji kon nag kenn ku ne maa ngi intervention bopp di leen wax ni ne nañ jàng diine ji xam ko bu baax baax wax naa ko ba tàyyi wax la ciy boole jëf la ciy bàyyi diine ji nag néew na ku yàlla nattoo nga jàng tubaab jël ay cër di ko doxal dégg ko waaye kenn ku ne nga xam ne kullun yaati yawmal qiyaamati farda kullun aati yawmal qiyaamati farda tout un chacun se redresse individuellement par Dieu mu fay ko li mu liggéeyal te du ko tooñ di ñaan yàlla na ñëpp fekke déwén yàlla nangu ñaan yi sëñ Abdou mi nga xam ne moo xewal lii te xewul feneen yàlla gën ko yokk ak ñu topp ci ginnaawam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah. mbokk yi asalaamaaleykum. xam naa ni oustaz Mbacké lay gi bëri na waaye du la ci génne ndax da ngeen ma piégé ndax doole na ci jële ma fee ma toogoon ne ma ñëwal toog fii ma lànk nga wax a wax ba ma ne la su ma ñëwee toog it du ma ko jël kàddu
ñu signé contrat bi waaye bi ma ñëwee ba toog boole nga ci oustaz Dame boole ci sama imam Fadilou ba ñu xaw ma tënk ci jël kàddu li taxoon ma bañ koo jël nag du dul dara dul léeg-léeg jotaayu diine ak waxum politique ci ni Sénégalais yi xoolee politique ci Sénégal dafa xawta ànd te bëri na xew diine yoo xam ne ba ñu joxee kàddu gi politicien ci la xew bu yàqu ñu bëgg a moytu loolu ci ñun ni ñu fas yéene defee politique moo tax ñu jàppoon ni teewaay bi rek doyoon na sëkk ci communication bi am si dolli nag ñuy wax ci thème boo xam ne léeg-léeg daf ñuy joxoñ ñun ñi nekk ci langu politique xam naa bëri na politiciens yoo xam ne tey su doon ñoo toog fii ñu toog bu Oustaz Dame waxee dinañu sëgg waaye ñi ngi sant yàlla jàpp naa ni bokkuñu si noonu la bëree ay oustaz yoo xam ne wala ay waaraatekat ci rajo suñ fi toogoon it oustaz wax ñu sëgg waaye jàpp naa ni yow bokkoo ci kon góorgóorlu saa su ne ci jub ak jubal moo am solo di gërëm waa dëkk bi yëpp ndax daaru moom defe naa saa suñ fi ñëwee dañuy gis suñu bopp ci dëkk bi dañ fee bokk te loolu yàlla jaarale ko par l'intermédiaire de Serigne Saliou Sow jaarale ko ci sama mag sama Serigne sama kilifa sama confident di sëñ Abdou nga xam cëram dafa weesu luñ doon xool rek ci Serigne nit la ku neex a nekkal ku lewet ku baax damay am kersa sax léeg-léeg ñu daje mu sol dara ma ne ko lii de rafet na mu ne ma xaaral daal di génn dem ngoon si mu ñëw yor ay mbuusu tissu ne ma bii ñëw ko ñetti Abdou bii ñëw ko lii bii ñëw ko lii ma ne ko sëriñ bi maa la waroon di jox nag kon ndégte la di teew fii ci lu mel nii rawatina nag depuis biñ fi njëkkee ñëw dañuy gis suñu bopp ci ni ñuy organiser màggal bi fii mooy waxtaan yoo xam ne jàpp naa ni ku fi jóge rek am na njëriñ boo yóbbaale thème bi nag duma ci sori ndax damaa bokk ci ñi mu concerné waaye politique de li ma ci jàpp ci lu gàtt weesuwul ni société dañ koy organiser am na ñu naan ku jàpp ni ordre dafa diis na nga essayer désordre ba xam nu mel suñ demoon ba réew amatul kilifa du kilifa diine du kilifa ci àdduna nga xam ne ku ne da ngay dem ci sa xel ak sa mënin ku ëpp doole sa moroom duma wala nangu li mu yor bu boobaa nañu xam nan la ordre di jëriñ moo tax yonent bi alayhi salaam defe naa oustaz dafa ne fu ngeen doon ñett na ngeen organiser na am ku jiitu ñu tuddee ko amir kii ñu ne ko yaay wax ci turu mbooloo bi defe naa mutakallim lañ koy wax waaye tekkiwul ni ku ñu jiital day def lu ko neex wala ki ñu jox porte-parole day génn di wax lu ko neex su loolu yëpp weesoo nag da ngeen di daje di def shura pour li ñëpp bokk ñu waxtaan ko ba dëppoo ni li lañ ko war a doxee en principe loolu waroon doon duru assemblée nationale waaye suñu bos bii musiba la kon politique weesuwul loolu waaye naka la ñuy def ba ñooñu ñuy tànn doon ñi gën ci askan wi wala comme dem nañu ba Sénégalais jàpp ni valeur amatu fi na doon ñi tànn ci askan wi ndax bi waaje ñëwee fekk borom xam-xam ba mu ne ko nun de est-ce que war nañoo mën a def métier sàngam daf ko wax ne ko li tax bu woo ko def mu ne ko parce que dëppoowul ak diine mu ne ko su dee loolu ñun ñëpp ñu ngi ci guuta parce que wa man lam yaxkum bi ma anzalallahu bi suratul maïda andi daane la ko ñiiti kaafir ñiiti faasiq ñiiti zalim buñ ko doon natt defe naa ñun ñi ñëpp dina jafe ñu mucc ci parce que ñun ñëpp dañoo dëppoo seetaan ab système boo xam ne àtteewul dëgg li nga xam ne moom la ñu sant kon su dee système bi baaxut te man jàpp naa ni sax système bi mun naa ñàkk bon bu doy waar parce que soo jëlee lu mel ni àtte daanaka boo ci génnee carte wala nga génne ci sàngara wala nga génne ci yooyu nga xam ne daganal nañ ko ci réew mi leneen loo jël boo jëlee àtte bii ñuy àtte daan da teg na ci ay daan
nature daan bi mooy wuteeg li charia wax waaye muy sàcc muy jël loo moomul muy njaalo ngeen jéggal ma ci kàddu bi muy leneen boo demee suñu code yi dañ cee teg ay daan waaye su dee système bi ñun ñëpp jàpp nañ ni am na lu ci bon ñu seetaan sàggan ba ña war a appliquer système bi ñoom it doon ñu bon wala ñu yées ci société ba ñaari loraange dal na ci kaw nit ñi kon naka la ñuy def ba ña war a nekk ci système bi di ko appliquer doon ñi tane wala ñi baax te bu loolu amoon it ñu soppi système bi parce que ñaar yooyu ñoo ànd ba tax ñun de li ñu jàpp ci politique weesuwut loola waaye muy ay cër yoo xam ne dafa interpeller ñëpp parce que li ñu gars yi njëkk a réussir mooy dem ba gëm ni ku am tuuti ngëm-ngëm ci diine waroo politique loolu mooy premier succès bi ñu réussir ñoom keroog bi ma nee dinaa def projet de loi pour que ñii di sàcc xale yi di leen rendi ñu mun a delloo ci peine de mort le lendemain benn journaliste njëkk a bind ne Sonko fait peur Sonko fait peur parce que ñun ñi ñuy roy nee nañ ñu léegi peine de mort baaxul comme baaxul ci ñoom waratul baax ci ñun ba ku tuddati peine de mort ñu ne la yow tu fais peur à qui est-ce que je fais peur à Mbacké Sylla wala ki nga xam ne ñàngoor la saay-saay la ba amul yërmande ci xale bu am ñetti at nga mën koo sàcc dugal ko ci bâtiment ren di jël cër yi di ko dagg kooku est-ce que moo gën a mérité dund kon système bi dem na ba képp koo xam ne am nga xemmem tuuti ci diine nu ñuy def mooy lañu fexe ba ne yow waroo politique wala bu dee yaa ngi politique la ñuy njëkk a def mooy dem ci lépp luy diine dinañu dem ci ñi nga xam ne bokkuñoo diine ñoom te ñu bokk ci réew mi ne leen waa ji bis bu ngeen ko joxee réew mi charia lay andi gëmul laïcité bu ñu jógee foofu nañ dem seeti kilifa diine yi ne leen waa ji ab wahabit la boo xam ne bis bu ngeen ko joxee réew mi mu xeex kilifa diine yi andi jaxal ci xelu nit ñi pour lépp loo xam ne waroon na mun a jëm ci delloo si diine te dàqul keneen ko gëmul diine gi mun a dund diineem am ay yelleefam am ay àqam parce que loolu mooy équilibre rek bi ñu laaj ci état ute naag ñoom dañuy wax laïcité muy dem terme bu polysémique andi débat waaye li ñuy gën a ŋàññi mooy laïcisme ute naag sax ñoom liñ ko bëgg a ut déggee kon nee nañ ma kàddu gi jeex na waxtu bi jeex na waaye li ma bëgg a daaneel rek mooy li xew ci réew mi dafa interpeller ñëpp parce que ñoo ngi joxoñ politiciens yi waaye politiciens yi ci askan wi la ñu askanoo jógewuñu ci asamaan daanu fii waaye askan wi ñoom it ci ban anam la ñuy tànnee ñi leen di jiite ba tax chaque fois ñu ne déception am na loolu it dafa indexé kenn ku nekk ci ñun muy responsabilité citoyenne boobu ñu doon tudd léegi parce que tànn gi responsabilité bu ne dees ko rendre compte suñu demee taxaw suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi leen di siyaare bu baax waxtu wi nag dafa jeex tàkk ndax timis jot na te bu jotee lay farata mooy dem defi ko te sëriñ bi xam na ñu ko ñëwal ñëpp ñi fi jël kàddu ñëpp itam dégg na ko kon kàddu yi ñuy yëkkati du nekk kàddu yoo xam ni dina gudd waaye waxtaan bi nga xam ni moom lañ def fii tey day waxtaan bu am solo woo xam ni dafa ittewoo réew mi ñuy def lu mel nii ci waxtu bu jot ndax mbir yi fi mu toll jar na di waxtaane jar na itam di yee nit ñi ba kenn ku nekk xam lan mooy sa taxawaay ci biir réew mi ci bu seetloo ci oustaz Dame jëlee xool fi sëriñ Bassirou Sarr waxee xool fi nga xam ni kii daane léegi foofu daane muy Ousmane kon loolu lu ci ne mës nañ cee def am njàngat mu yaatu waaye sëriñ Bassirou léegi ci sa biir wax damaa dégg ñu wax ni buñ ne politicien rek mooy nit ku bon ki mooy nit ki nga xam ne mooy duubal mooy nit ki nga xamante ni mooy sàcc ma jàpp ni loolu xëy na nit ñi dinañ ko wax
waaye ñi nga xam ni ñooy def politique ci seen biir waxtu wu jot ñi ngi koy waxante ci seen biir du ko def Sénégalais yi di ko gis ñooy wax ni diw luubal na nangam jaarale ko ci yoon ba jàpp tëj ñu ni diw dañ ko yem waaye li mu def diw def na lu toll noonu wala lu ëpp te kenn waxu ko dara kon donte Sénégalais yi ñu ngi koy wax kon it yéen ci seen biir yéen a ngi koy waxante yéen a ngi jëf loolu Sénégalais yi ci teg seen bët kon loolu mu doon loo xam ni Sénégalais ci seen bopp war nañu bàyyi xel ci loolu yéen ñi nga xamante ni itam yéen la askan bi di tànn di leen jox di leen jiite leen ngeen bàyyi xel ci loolu bu baax. amit leneen loo xam ni damay faral di ko dégg ci waxtu boo xam ni xëy na réew mi toll na ci jafe-jafe am ñoo xam ne dafay am lu ñuy bëgg di wax ni réew mi dina tàkk wala diw dina taal réew mi may ñaan Oustaz Dame yéen ñi nga xam ne yéen ay imaam yi kàddu googu ngeen ci yee Sénégalais yi bu baax Serigne Ousmane yéen ñi nga xam ne yéen def politique ma leen di ñaan kàddu googu muy bañ a génn ci seen gémmiñ lu bari ba nit ñi di ko dégg di ko ñaan ñëpp ndax réew mi dañ koo jële ci ay maam ñu defar ko tabax ko ba mu toll fii ba ñëpp xemmeem ko kon nun ñi nga xam ne mi ngi ci sunu yu loo xam ne du ko doxal jàpp naa ne lañ war a xalaat mooy la fi maam yi defoon ñu yokk ko waaye amuñu sañ-sañ ci di taal réew mi di ko def ab doom bu ëllëgee suñuy sët bu ñëwee lu ñuy def war nañoo góorgóorlu nag ba li ñu suñuy maam bàyyee bañ jàpp ci ba mën a doxal ñun tam ñu liggéey loo xam ne suñuy sët bu ñëwee dañ fa tàmbalee mën a dem kon loolu ñu ngi koy dénk ñëpp ñi nga xam ne ñooy jot li kàddu yi tam ñi ngi leen koy dénk baat boobu ñu ginnaawal ko te tudd baatu jàmm lu ëpp te xam ni ñiy jiite ñenn lañ ci ñun ñu dénk leen lañ war a ittiwoo ci ñun rek mooy kenn ku nekk ñëw indi sa programme tegal nu ko ñu xool ka nga xamante ne bii jàpp nañ ni doy nañ ñu pour ñu jëlal ñu jël suñuy carte jox kon suñuy carte rek ngeen soxla ci ñun bu ngeen soxlaa carte yi ba pare taalalu réew mi nag amul jàmm amul njëriñ kon loolu ñu koy ñaan ne di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi sëriñ Abdou nag ñu fi teew ñëpp ñu ngi leen sant góor jigéen mag ndaw taalibe sëriñ imam oustaz professeur force de l'ordre sapeur pompier ñepp sëriñ bi gis na seen teewaay mi ngi leen di sant di leen gërëm mi ngi leen ñaanal yàlla nangu liggéey bi te fekk loolu ay déwén yu bari te lépp ànd ak jàmm ak sutura bi jaahi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh